الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين وسيد الآخرين خاتم نبينا وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi xanaa di am mbégte rek ci dalal bi ngeen dalal ONG Islamique Jamra ci seen ëtt bu tedd bi ci seen xew bu taaru bi dal di ñu laaye biir ngir ñu mën a bokk ci ñi taataan yiw bi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ci suba 9 heures ba léegi malaaka yërmande yaa ngi ko fi wàcce ndax suñu borom moo ko wax fu ay jullit daje xol yi nekk benn yéene yi nekk benn malaaka yërmande yi ñoo leen di tiim tànk tàggoowu leen ñu di fi sëmbaltal ay xéewal ak yiw kon nag ku fi indi njàqare yal na ko suñu borom teggi ku fi indi jàngoro yal na ko suñu borom saafara xanaa li tubaab di wax rek rendre à César ce qui appartient à César. di sargal soxna su tedd si nga xam ne moom ngeen ndeyale bés bi di soxna Xadija Sanoxo moom gaa noonu ma ko waaye seede yi ma dégg ngeen def ko ci moom rek wane na ne jëmm ju mat a jàpp nga yal na yàlla dëgëral taxawaayam di sant itam président bu kuréel bi kuréel avenir de l'islam di soxna Zeynab Zahra Niane te bañ a fàtte seen président di Pape Idrissa dama bëggoon ngeen jàpp ne lii ngeen di def nii bu leen ko xeeb du lu tuuti ndax yéen ñëpp jàng ngeen ak fu ci nekk ci lu suñu àll bi gàtt gàtt que suñu borom li mu gën a namma ci jaam bi mooy mu teel ko jox boppam te taamu na ci nag ñu jox ko suñu bopp ca ba ñu tolloo ci suñu diggu doole maanaam ci suñu ndaw te yéen loolu ngeen def ndax ñi fi nekk yëpp ay tuut tànk lañu ay 18 ans 19 ans 20 ans 25 ans loolu la suñu borom gën a gërëm ci xeetu ibadaat yi moo gën sama compagnie yi paa yi nga xam ne dañu dem ba màgget daal di jékki rek tiit ci ay nelaw daal ni yaa romb naa 50 ans xaaral ma daw gaaw jàkk ja suñu borom soxlawul loolu la mu gën a soxla mooy ba nga nekkee tuut tànk toll ci sa ndaw nekk ci buntu àdduna mën a foye sa bopp mën a sàggane sa bopp nga xañ sa bakkan loolu yëpp dem jox ko suñu borom subhanahu wa taala kon nag li ngeen def bu leen ko xeeb am na solo trop rawatina idée bi comme li ma ko sama jarbaat Khalil Amar Gassama expliqué te xëy na sax moom laa waroon a jiital ci nuyoo yi ndax daanaka xale la waaye ni ko mag ñu baax ñi di waxee rek xale bu loxoom setee mën na bokk ak xale yi ndab mën na bokk ak mag ñi ndab Khalil Amar Gassama ci seen kuréel boobu ñuy wax baytul atfal te baytul atfal bokk ci kuréel yi ŋànk avenir de l'islam ci la ñu xamante mooy bi Jamra di xeex série pornographique yu bon yi yàq jikko xale yi di leen jàngal pornographie ak ngóor jigéen ñoom ñu daal di jóg nag indi leneen loo xam ne day fësal jikko yu rafet yi fi mag ñu baax ñi bàyyi mu di jom di kersa di teggin fa la ñu xamante boobu ba léegi teggiwu tànkam moo tax li muy tuuti yëpp que la gën a mag ci Jamra fu kawe la ñu teg Khalil Amar Gassama moo tax nag ñu ngi koy ñaanal dontale xale la yàlla na ko yàlla dëgëral te def ko kilifa alors ma wax ne kon taxawaay bi tax mu am solo moo di bi ma dégloo présentation kuréel yi ngànk avenir de l'islam dama ci seetlu ne
yemu leen rek di fëgg seen dënn naan innamal mu'minuuna ikhwa jullit yëpp ay mbokk lañ yemu leen ci loolu waaye yéen da ngeen ko jëfee ndax am na fi kuréel bu joxe ay firnde ci solidarité bi ngeen def ñeel pouponnière yi xam nga moom laa doon xuloog mouvement féministe yi doon def propagande di yàq biir pour légaliser avortement ma leen xaalis bi ngeen di yàq ci publicité yeeg dem leen jàppale pouponnière yi ak kii nu mu tuddati pouponnière yi ak orphelinat yi ndax dañu am problème mu ndox problème mu courant problème mu loyer amul kenn ku leen dimbali te xale yi nga xam ne seeni ndey yàlla daf leen nattoo ñu jur sànni leen pouponnière yi ñoo leen fab gàttandu leen yéen a ngi ni am na fi benn kuréel bu ma dégg bu ñu présenté wax ngeen action humanitaire yoo leen di def jëmale ko ci pouponnière yi macha allah yemu leen rek di fëgg seen dënd naan innamal mu'minuuna ikhwa jullit yëpp ay mbokk lañ am na fi benn association bu ñu présenté boo xam ne dañu ittewoo léeg-léeg ñu dem ci lieu de culte yi di ko bale loolu mooy l'islam l'islam du ay wax rek ak yi nodd ak yi zikar ay jëf la ñun dañu am benn kuréel bu ci biir Jamra bu tudd AJAD association des jeunes amis de Jamra rahmatullahi alayhi ki sos Jamra Abdoulaye Gueye moo ko sosoon xam nga lan moo ko waraloon dañu daan gis bu d'ailleurs sax ci période boobu la ñu toll bu feeti fin d'année yi jotee 24 décembre 31 suñu mbokk waa jàngu bi dañuy faral di dajale ak as tuut dem di ko dimbale néew ji doole yi ak malade yi nekk ci hôpitaux yi muy lu rafet ah Latif xëy dal di jóg ne waa ñun kay am nañ suñu fin d'année ndekete am na yowmal Ashura nag du fin d'année c'est le nouvel an musulman ci la dos sos ay carte de vœux yowmal Ashura ba pare ñu boole ci jëfe ko c'est-à-dire dem dans les lieux de détention pour les mineurs xam nga jamono bi fi Senghor ak Abdou Diouf nekkee dañu ne xale yu mineurs yi kenn amul droit yóbbu leen ay rëbës ak yooyu ñu defa dajeeg seen i ay punkal ñu di leen yàq donc xale yi def yi jàdd yoon te nekk mineur dañ leen daan yóbbu xeetu kaso xale bu ñuy wax KOMI le centre d'adaptation et d'orientation pour mineurs inadaptés xale yu am de 10 ans 11 ans et cetera ñu jàppale ñuy 15 wala ñuy sàcc ci marché bi fa la ñu leen daan yóbbu alors ñu nekkoon nag ñun suñu yowmal Ashura di suñu fin d'année musulmane cadeau yi nga xam ne xale yi yelloo nañu ko te amuñu ku leen ko jox nañu dem ci kaw mi jox leen kon nag noonu lañ daan dajalee ay pirogues yu màgget ay dàll ay fawukaay xale ay balu football di ko yóbbu ci prison xale yi loolu moo waraloon nag le journal satirique indépendant bi ñuy wax le politicien te dem si yàlla si Mame Less Dia jiite woon ko moo waral mu surnommé woon Latif Père Tadia Bone xam nga ñeneen dañu am Père Noël léegi ñun am nañ suñu Père Tadia Bone voilà kon loolu mooy l'islam solidarité dimbalinte kuréel boobu nag di AJAD ñu ngi koy bëgg a dekkalaat parce que kii toog sama ginnaaw Alaaji Mbaye Guèye léegi paa la quoi mais ci fondateur yi la bokkoon il avait 20 ans à l'époque waaye léegi romb na juróom fukki at yi léegi dañ ko jébbal yeneen xale ñoomin Omar Ndiaye bu Guédiawaye defe naa xam nga ko ñoomin Bouna Baldé voilà ñooñu laay wax ñu ne ñu jël contact ak Khalil Amar Gassama ngeen dugg avenir de l'islam ñëw jàpp ci liggéey voilà kon nag avenir de l'islam boobule lan mooy avenir de l'islam mais avenir de l'islam moo di lii ngeen di def du tubaab dafa ne dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras yéen ay avenir u ëllëg réew mi waaye itam yéen ay avenir u l'islam boo leen baaxee tey l'islam u ëllëg dana taaru bu dee safaan wa l'islam u ëllëg dana nax saay kon avenir u l'islam yéen avenir u l'islam boobu nag suñu borom moo leen ci jiitu ci joxe ci ay jàngale ak i tegtal mooy suñu sang bu tedd bi di suñu référence ñun ñépp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko ne xam nga lu ma la yëgal
fa zakkir innama anta muzakkir sa métier mooy di fàttali sa métier yow fàttalikat nga waaye li ma lay dolli nag mooy loo digal jaam yi na nga ci jiitu xam nga dëkk bi léegi li ko yàq day gi kuy digle cangat te doo sangu mu ne ko looy digal jaam yi na nga ci jiitu te jëfee na ko ci lan la ko jëfee mooy dafa appliqué à la lettre de mission bi ko suñu borom jox parce que nii ngay gis chef d'état bu am sa gouvernement bu bees muy président Macron muy président Macky Sall wala président Biden bu États-Unis soo amee ay jawriñ yu bees ku ci nekk da nga koy jox lettre de mission ka nga dénk wàllu mbay mi si lettre de mission bi nga ne ko lii ak lii ak lii laa séntu ci yow ka nga dénk wàllu wér-gu-yaram nga ne ko lii ak lii nga soxali hôpital yi ak poste de santé yi lii laa séntu ci yow suñu borom subhanahu wa taala nag moo jëkkee loolu ku mu yónni ci yonent yi daf lay jox lettre de mission muy ñi mu jox téere yu tedd yëpp te bokk na ci Tawret yonent yàlla Moussa Injiil yonent yàlla Insa ak alquranul karim bu Seydina Muhammad waaye ulamaaw tafsir yëpp d'accord nañu ne lettre de mission bi gën a daw yaram mooy bi mu jox ngën ji mbindeef et qui tient en une phrase mu di wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dara taxul ma wàccale ci suuf lu dul pour fësal sama yërmande ci jaam yi diine yërmande la ñu am chance bu rëy nag ndax yërmande moo ko lalu du début à la fin suñu borom diisalu ci dara lu ci compliqué rek ñun ñoo ko compliqué moo tax nag comme que daf ko ne loo digal jaam yi na nga ko jëfe mën nañ toog fii di wax ba timis ci ay taarixu Seydina Muhammad ci jëfe boobu mu jëfe wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin xëy na bi ci gën a fës rek mooy ba mu toogee si jàkk ju tedd boobu nekk Médine benn sulaar ndeysaan naan ba fajar xar di tëñëx yi di ñibbi xëy na dafa jaawale buntu jàkk ja ak buntu gaanuwaay kaay yi waaye dafa dugg ci jàkk ji rek tekki tubéem commencé tur ndox rek saaba yi jóg dóor leen ko rey leen ko rek Seydina Muhammad ne bu leen ko laal bàyyi leen ko mu eggali waxul bu leen ko laal génne leen ko ci jàkk ji de dafa ne bàyyi leen ko mu eggali saa waaye eggali ba takkaat tubéem Seydina Muhammad daal di oo kenn ci saaba yi diw mu ne ko la bay mu ne ko demal nga wuti ndox nga sotti ci mu wuti ndox sotti ci mu ne voilà sobe bi dem na waaye nag mandikat bi li muy laxal yépp dara rëccu ko ci seen bi mu daal di ñëw rëppeelu sukk ci kanamu sang bu tedd bi ne ko ay man tooñ bi ma tooñ ni mu réyee ak yërmande bii nga dawal ci sama jëmb ju ñàkk solo ji ni mu réyee fi nga wéeru ba def lii fu rëy la war a doon dégg naa yaay woote nag allahu ahad kon fekk si naa la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di tuub dugg ci diine ji Seydina Mohamed woo saaba yi yoroon seen jaas yi gànnaay yi mu ne kii yaa 5 minutes yéen a ko doon bëgg a rey léegi dugg na ci lislaam ci kaw yaatal bu ñu ko yaatal rek ak muñal ko xëy na bu subaa dana indi jabaram bu ginnaaw suba mu indi doomam ginnaaw suba mu indi seen waa koñ ak ñamu daan fanaanandoo ca baar ba di naan xëy na mu indi leen noonu la umma bi di màggee ba léegi ñu ngi ci 1,7 milliard de musulmans loolu mooy aveniru l'islam l'islam buggul ñuy beddi di sànni l'islam dafa bëgg ku réer nga tàllal ko loxo ñoddi ko indi ko nga ànd ak moom jaamu yàlla ci siraatal mustaqim seen kuréel bi taxawaayam loolu la ndax yéen da ngeen def loolu parti di tudde coalition yéen da ngeen def une coalition d'association islamique ku ci nekk ak sa melokaan ñii ñu ngi spécialisé wu di dimbali néew ji doole yi nekk ci orphelinat yi ñii spécialisé wu di bale ak di defaraat bërëbu jaamukaay yu yàq yi loolu mooy l'islam Seydina Mohamed ci kaw jëfe lettre de mission bi ko suñu borom joxoon wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dara taxul ma wàcce la lu dul fasal sama yërmande ci jaam yi mu ngi ko tàmbale ca Seydina Omar ñu ngi sax jéggalu ci baat bi kan moo ko gënoon a kàccoor ci ñi gënoon noonoo l'islam la ko fu mu dégg ne am na ñu tuub fekki Seydina Mohamed ci wooteem mu dem fitnaal leen
te dafa amoon kàttan bari doole nekk champion de lutte mbër la waaye itam dafa ñeme woon butéel bi mu daan ko taxale bokk sagom naqari deret nag kenn ñeme woo Seydina Omar ba am na ci benn ci ay jàlloreem yu yéeme benn mbindaan bu dëkk ci kër koo xam ne mbokku Ababacar Sadiq la mbindaan boobu dafa demoon tuubi Seydina Omar ba mu ko yëgee dafa dem fitnaal ko duma ko gaañ ko ba Ababacar Sadiq mooy ñëw comme que ndaw si ci ordre social caste jaam la mu daal di ñëw goreel ko daal di ko jënd lépp rek pour Seydina Omar may ko jàmm Omar daan na def loolu ba fitna ja bare ndax fu song jullit yi amee Omar moo daan jiite expédition punitive yi loolu moo waral nag Seydina Mohamed kàngam yi ŋànk l'islam ca jamono booba mu ne leen xam ngeen li ñuy def dañuy def loolu militaires yi di wax tey repli stratégique su ne leen ne am na benn buur donte ne bokkuñu diine bu chrétien bu nekk Abyssinie dama bëggoon ngeen dem fa mu fàtt leen comme ay réfugiés bu yëf yi dalee ngeen dellu si Omar yëg ko gën a mer daa dine li ma leen doon wax ni nii kii ak diine bi muy woote mu ngi teqli mbokk gi teqli na jëkkër ak jabar teqli baay ak doom teqli nijaay ak jarbaat kii foog ñu jóg ci moom mu daal di volontaire nag pour faat sanga bu tedd bi ba muy dem nag pour jëm moo tax yàlla buy defar day mel ni ku yàq ba muy jóg di def yi jéego jëm fekki Seydina Mohamed fa mu ne ci la dajeek benn xaritam ak meram nag waaw lu xew mu ne kii foog ñu jóg ci moom mu ngi ñuy yàqal ñun bani Xuraysh ndax kaaba gii ñetti téeméer ak juróom benni fukk statue yu ñuy jaamu mu nga fa dañ ko doon ci suñuy maam ñoo ñu doon ko seeni maam ndax boo bëggee maye sa doom am na xeetu statue boo xam ne fa ngay ñëw tuur sa ay dugub ak say soog mooy li sama maamu lébu yi di def rek ca jamono waaye ñoom ñëpp tuub nañ léegi alors daal di sàkku ay teraanga ci statue boobu mu ne ñun depuis ñaata téeméeri at ñu ngi jaamu xërëm ya nekk ca Kaaba ga te suñu aajo fajoogul yow nga ñëw naan ñu allahu ahad muy ku kenn dul gis nga bëgg ñu toppale ci loolu ne kii foog ñu liquider ko benn yoon alors ba muy dem dajeeg jëmma jooju ma leen wax kooku nag pour nax ko ne ko yow balaa ngaa dem di akki Seydina Mohamed sa propre sœur nu mu tudd soxna Fatima jëkkër foofu mu ne ko mu ne ko tuub na mu ne ko nga ne ma mu ne sa sœur bi nga bokkal ndey bay tuub na daf ko nax nag mu daal di ne wëlbét nag changer direction dem kër sœur bi waaye dafa romb parenteer bi rek dégg ndeysaan kuy jàngal Alxuraan ci biir kër gi ban saar la toll woon suratul Taaha Alxuraan a bari doole xol bi yëngatu Omar ñëw dugg xërëng kuy jàng yi daal di bëgg song ki doon jàng macha allah sëram soxna Fatima bintu Xattaab daal di dox ci diggante Omar gaañ ko. Hamza keroog moo ni na ñëw bu dee daa ñëw jàmm. waaw ñëw moom ci jàmm bu dee xeexit ma xeex ak moom. mu soog gis nga ni ko am sa teeroo nee na ko na nga ñëwee rek noonu lañ lay gàttandoo bu dee jàmm la indi fa lillahi alhamdi bu dee da ngay ñëw pour safaan ba su boobaa ñu joteeg yow rek noonu la Omar bun Khattab le plus dangereux ennemi du prophète Mohammed le plus dangereux ennemi ci ñi nga xam ne dañuy tuubal islam dañuy tuub fekk yonent bi noonu la duggee ci diine ji lépp ci kaw wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dara taxul ma wàcc la ci suuf lu dul nga fësal sama yërmande ci ñoom xam ngeen ti mënoon na ne kii mooy xeexee ñi tuub ci ya dóor leen nangam leen kon l'islam du toll ni mu toll tey diine yërmande la nañ ko jëfee ci suñu digganteeg nit ñi nañ ko jëfee ci suñu digganteeg ñi ñu bokkul sax diine xëy na ñoom bu ñu gisee suñu comportement dinañu mën sax am sawar pour fekk si ñu moo tax l'islam di màgg ba nii mu toll te day continuer di màgg incha allah alors Alioune nag Omar contraire bi la mujjee di def léegi ba ko Seydina Mohamed foogee taf ko ci wetam mu mottali saaba yi
Alioune Abi Talib Ousmane Ababacar Sadiq Omar ñeental leen Omar gën a xër yeneen saaba yu mu fekk moom mooy jiite guerre yi contre les bokkaalekat yi Xuraysh yi ku ñu bëgg a fitnaal ndax da nga tuub moom ma daan dóob duma ña tuub mooy dem di dóor ñay fitnaal ña tuub si la ko Seydina Mohamed nag tappalee grade bu mag boobu tuddee ko alfaruux mooy xeexkatu injustice alfaruux attekatu dëgg kon nag misaal yi ci sira ci taarixu yonent bi ci wàll woowu du jeex moo tax nag yéen avenir u l'islam ci tànk yooyu ngeen taxaw avenir u l'islam du lu beex lu ñuy tabax avenir u l'islam mooy dekkal la fi Seydina Mohamed tabaxoo c'est aussi simple que ça amu fi dara lu bees lu des si mën a tàmbaliwaat lépp a ngi fi xanaa jëfee ko rek moo tax nag ma jeexal ci liy mottali taxawaayu soldaarul islam waxuma soldat ci sensu guerrier sensu ay Ben Laden kii yooyu déedéet soldaarul islam ci sensu wasaare le message coranique te loolu mooy mission association yi lëkkale seen bopp ci biir avenir l'islam loolu moo di ginnaaw boo leen jëfalee yërmande ci seen digganteeg seen i moroomu doomu aadama ku réer bu leen ko beddi sànni ku jaaxle bu leen ko xeeb koo xam ne dégg nga diine ji dafa xaw a kii ci moom moo xaw a sàggane diineem bu leen ko xeeb gindi leen ko na ngeen wane un esprit de bienveillance à son égard di ko teete ndànk-ndànk ba mu dellu si parce que maa ngi ko doon mos a wax ci benn émission télé ndax xamoon ngeen dafa am agresseur bu mag a mag boo xam ne génn na àdduna léegi yàlla na ko yàlla yërëm ñu di ko wax Alioune Abi Talib Samba surnommé Inno da daan faj ay station essence di agressé mbokk mi sax dañ ko mujjee beddi waaye Jamra tàllal ko loxo Latif nattu dal ko noonu lislaam yi xeex ko ba mu fekkanteeg Inno Rëbës fa la ko ñépp di ko daw Latif jëfe rek li lislaam wax rek sa moroomu jullit bu réeree gindi ko rek waaye bul ko beddi sànni Inno tàmbali di jàngal Alxuraan léeg-léeg bu ma toogee 2 mois ma seeti la ne waaw Inno fu mu toll mu ne mu nga amay tasaawalu na romb na ko ma ne ko xaat mu ne waaw ma toogaat 1 mois et demi waaw mu ñëwaat anam mbaa defu ko pour tappale rek mu ne noo dëgg la ci moom de ma ne ko fu mu toll mu ne mu nga tabaarakal lazi bi yadihil mulk ba bi Inno di génn àdduna le 20 ñu ngi waaj a feetal anniversaire am sax parce que c'est le 29 janvier 2005 ba bi muy wuy ji boromam le 29 janvier Inno wàcce na alxuraan tuub na bàyyi agressé bàyyi yamba bàyyi lépp. loolu mooy l'islam. kon yéen ñi composé avenir de l'islam bu leen yem ci ay conférence rek. bu leen yem ci ay séminaire. na ngeen jël de bul ma ne incha allah bàyyi ma egg na ngeen jóg tàllal loxo ñi juum parce que maa ngi ko doon wax benn waay daf ma laaj suñu digganteeg Inno lu ko waral ma ne ko parce que bu ñu jógee ku dëng rek ñu beddi sànni ku dëng ci société sénégalaise rek ñu beddi sànni fopp tuxkati yamba yi sànni géej naankati sàngara yi sànni géej franc-maçon yi sànni géej góor jigéen yi sànni géej njaalookat yi sànni géej rambaaj yi sànni géej les détourneurs de bi sànni géej kon lu fiy des dara kon nag macha allah maa ngi jeexal ma ne kon nag ñu ngi leen di encourager bu baax a baax bu ma sañoon toog yendu ak yéen bokk journée bi waaye yëg ngeen ne dañu ne ci jàmmarloo bu mag a mag avec les députés de Benno Bokk Yaakaar ndax ñun dañu bëgg a dugal assemblée nationale benn loi buy criminaliser góor jigéen ay député taxaw ne du fi amee ma ne leen yëf yaa ngi leer si de na ngeen wax fi ngeen bokk de ndax dëkk bu tedd bii Bamba Maodo Baye Niass tëdd fi du ñu nangu ko fi daganal mbirum borom ñaari tur loolu bu du woon loolu parce que dañu am rendez-vous ak suñuy avocat yu am liggéey yu ñu war a def su du woon loolu fii lay toog taataan kàddu yi tedd yi jóge ci conférencier bi jariñoo waaye léegi laa jot 7-8 messages ndax
ndax dama joxoon kàddu Xalil ne dinaa ñëw alors ñi di ma woo ay message yu bari ma ne leen may leen ma rek gars yi may nañ ma léegi ñu may ma kàddu comme ça ma nuyoo mu jeex kon nag defar penc mi bu leen ko séntu ci suñu borom de wa salaamu aleykum wa rahmatullah